mbokki Sénégal déwénati nuyu nañu leen bu baax am mbégte nag dellusiwaat ci seen émission Kennu Askan Wi ni ñu koy amalee nag ay bés bu nekk xam ngeen ne Kennu Askan Wi yitteel askan wi képp moo ko fi tax a toog di waxtaanee ci ponk yi nga xamante ne moo leen ñor tey jile ñuy waxtaanee ci lu jëm ci wàllum njàngale mi waaye nag balaa ñoo gën a xuus ci biir waxtaan bi dañ leen di déwénatil ni ñu ko waxee léegi njukkal leen waaye it sargal leen ci safoo geek kóoluteef gi ñaan leen nag at bu bees bi nga xamante ne ci la ñu sóobu ni mu nekk atum jàmm atum teraanga atum wér-gu-yaram waaye lépp lu ci suñu jubluwaay ñu daal di fay yegg ni ñu ko waxee léegi nag tey suñu émission Kennu Askan Wi ci wàllum njàngale mi lay daal di wax gis ngeen ko nag démb njiitu réew mi gannaaw ba mu janook taskatu xibaar yi àdduna ci ponk yu bëri benn bi nag mooy njàngale mi tey jile ñu fas yéene dalal kii di professeur Malick Fall nekk secrétaire général bu SAES ñu fas yéene faram-fàcce lépp lu jëm wàllu woowee gis ngeen ñoom waa SAES ci ay bés yi ñu génn amaloon nañ ab ndajeek way taskatu xibaar yi wax ci li ñu dippee orientation bachelier yu bees yi waaye it campus ñu ne nañ ko saytuwaat jafe-jafe yi nga xamante ne moo nekk ci wàllum administration bi ñeel jàngalekat yi loolu nekk yeneen ponk yoo xamante ne it daañu ci gën a waxtaan ci biir xibaar yi ma daal di koy nuyu dalal ko ci suñu plateau. maa ngi lay fay soxna si di profiter également ci occasion bi pour nuyu suñu mbokku jàngalekat yi. ndax xam nga fii Sénégal foo fi dem fu mu sore ak lu mu ruq di nga fa fekk benn jàngalekat bu fa toog di def liggéeyam. donc ñu leen di yónnee suñu nuyoo mais di profiter également ci occasion bi pour souhaiter une bonne et heureuse année 2020 à tous les enseignants de tous les ordres mais également à tous les Sénégalais di ñaan yàlla at mi mu nekk atum xéewal atum jàmm ak atum naataange ak atu wér. jërëjëf Falaawuma Amine ni ñu ko waxee léegi nag dañuy daal di ànd ak waa Régie rek dem seeti lenn ci waxtaan wi nga xamante ni njiitu réew mi jotoon na ko am ak taskatu xibaar yi dellusiwaat ci suñu plateau. nee naa leen fonctionnaire yi total boo ko jëlee téeméeri junni la ak ñeent fukk ak juróom téeméeri junni ak ñeent fukk ak juróom population bi mu ngi ci 16 millions kon matul 1% de la population matul 1% de la population est-ce que jaadu na lépp lu réew mi am ci alal ñu jox ko ñooñu bàyyi ñi ci des ndax loolu yenu na maanaam béykat yi nekk ci naaj wi bëgg ñoom it ay jiw ku leen ci jàppale bëgg engrais ku leen ci jàppale ndaw ñi nekk di chômer bëgg ku leen defal formation bëgg ab xëy santé bi ñu wax léegi te lu bare ñu jël ko en charge est-ce que loolu yëpp dañ koy teg fële di tontu rek ñi nga xam ne ñoom mën nañu organiser wu parce que am nañu kattan bi ak doole bi loolu taxoon ma ne 1er mai fi ñu toll suñu effort nekkatul ci di yokk salaire surtout que dafa am li ñuy wax ay natt yi dafa tolloowul trop ci biir administration bi dafa am ay inégalité donc dafa bëri lu ñu war a xoolagum d'abord suñu biir fexe itam ba dund gi ñu gën ko gérer parce que dund gi boo ko toppatoowee du rek ñi am solde mais ñëpp ñoo ciy bénéficier wu fexe itam ba tabax réew mi nag mooy yoon yi mooy lépp li nga xam ne tey ñu ngi koy def pour Sénégal jëm kanam. mi ngoog naka nga jàngatee kàddu njiitu réew mi jëm ci jàngalekat yeeg préavis ndax laaj bi andi tontu bi ci préavis yi nga xamante ne gis nañ ne kuréelu jàngalekat yu bëri daal dinañ koy déposé waaye it ñu bëri ci kuréel it ñu ngi artu fu mu toll nii ñeel xaatim yi doxoon seen digganteeg njiitu réew mi bokk na ci xaatim yooyu yi nga xamante ne ci atum 2014 la woon ba tey noo jàngatee kàddu yi d'abord. waaw jërëjëf soxna si ñoo ngi am mbégte di teew ci sa émission bi pour indi leeral. ak gindeeku c'est vrai que c'est pas la première fois ñu dégg président de la République bu ñu ko tàllalee micro ci lu jëm ci wàllu syndicat yi mu am maanaam benn taxawaay ak benn waxin mu ci waxee donc du lu bees ci suñu nopp donc daanaka mën nañu wax ni ñoo ngi koy commencer miis ci ay kàddoom mais li ñu bëgg xamal rek président de la République mooy suñu kilifa te mooy jiite réew mi di président de la République ñun ñëpp ñu nangul ko ni mooy président de la République par conséquent bu fekkee ni ci njabootam ku ci nekk da nga am loola naqadi am nga sañ-sañ ñëw ba ci moom nga jooytu ko parce que moom moo jël engagement wax ni nañ ko jox réew mi te biñ koy jox réew mi xam na fu réew mi toll woon
xam na également jafe-jafe ñi am ci réew mi donc moom mu indi projet de société wax ni buñ ma joxee réew mi lii ak lii dinaa ko def donc waroon na mën a xaar ni buñ ko joxee réew mi ku ci am sa problème wala nga am lu la naqari di nga ñëw jooytu ko mais benn dafa am habitude boo xam dañ koy dégg ci moom muy fonctionnaires yi 140 000 lañu 150 000 lañu il ne faut même pas 1% de la population mais loolu xam nga loolu c'est très réducteur ci maanaam ci xalaat mais nag président jaacaar la ku am xel la formation gauche la am donc li muy wax xam na ko c'est-à-dire que li ci gën a boo ko jàngatee jaxase la maanaam liggéeykat yi ak yeneen couche population yi mais dañu bëgg fàttali rek leen am na gis nga 140 millions yi muy wax ñun dañu nekk ci réew moo xam ne dafa am administration c'est-à-dire que nekkuñu ci réew moo xam ne dafa am guerre nekkuñu ci réew moo xam ne dafa tas dañu nekk ci réew moo xam ne ni dafa am administration nag dëkk boo dem ci àddina bi dafa am nu muy doxee administration dafa am coût parce que loolu moo tax réew mi ñu mën ko teg ci ay chartes ñu ni constitution bi nii la demee institution yi ñoo koy doxal ainsi de suite ñu ni kon am nañu administration benn ñaareelu yëfu mooy mu ñu koy fàttali rek ne ko gis nga 140 millions yi muy wax kenn ku ci nekk la nga boot ëpp na fukki nit benn donc ñooñu bootuñu ba seen bopp kese dañoo boot lu ëpp ku ci nekk lu ëpp fukki nit benn ñaareelu yëf bi ci des mooy fonctionnaire yooyu muy wax ñooñu ñooy dem ci marché bi ñooñu ñooy dem duggi ji di permettre secteur informel bi muy dox c'est-à-dire que kii jaay gerte caafam ci bokk ñooñu muy wax 140 millions yi muy wax ñooñu ñooy tax kii jaay gerte di mën di jaay gerte gis nga 140 millions yi muy wax ñooy dugg ci clando yi ñooy tax borom clando bi di mën di am client parce que ñoom ñi nga xamee ni toll nañ ci benn niveau jëluñu clando jëluñu car rapide jëluñu Ndiaga Ndiaye jëluñu également Dakar Dem Dikk te gënuñu gerte caaf demuñu également ci jaaykatu ñi ci koñ bi ñun ñooñu muy wax ñun ñoo nekk ak ñooñu ñun ñooy jël clando yi di permettre borom clando yi di liggéey di yor seen i njaboot ñoom ñoo dem di dem ci école privée yi di fa jàngal maanaam di fa dugal seen doom non wax mu xarmat dama ni ñooñu ñooy jël seen doom yi ñenn ñi di ko yóbbu ci biir école privée yi di fa créer emploi ñeneen di fa liggéey di ci daan seen i doole donc problème bi nekkul rek ci 140 000 personnes ñoom ñooy fonctionnaire ñoom laay fay daal ni mu jëlee lim bi dafa tuuti daf leen tuutil daal non daf maanaam moo ko def exprès dafa bëgg jaxase xelu nit ñi mais xam nañu 140 millions dañuy fay impôt yooyu ñuy fay mooy tax ñu am yenn service yoo xamee ni dañ ko ciy doxal 140 millions yi ñoom ñooy dem fay Senelec de ba tax Senelec mën di am courant di ko jaay également ña fay liggéey di ci sutulu 140 millions yi ñoom ñooy dem SONES ñoom ñooy jënd ndox 140 millions yi ñooy dem ci boutique gu naar bi di fa jënd wala ci boutique jàll bi di fa jënd lañ fay jënd ñooñu ñooy dem ci marché yi ñooñu ñoo yor transport bi ñoom ñooy dem ci biir transport bi di fa fay ñoom ñooy dem ci école di fa fay ñoom ñooy dem ci clinique yi di fa faju di permettre clinique yooyu également di créer ay emploi donc 140 millions yi du 140 000 personnes lu ëpp 5 10 15 millions ñu xamal ko te xam na ko nag bu baax a baax mais comme ni ma la ko waxee xam jaacaar la nag parce que dafa am formation politique bu baax nag. mais ci say kàddu léegi yaa ngi ne daf leen bëgg a jaxase ak benn couche population bi. si xam nga boo waxee bu fekkee ne da nga ñëw taxaw ni yéen matu leen 1% alors ñeneen ñi baykat bi bu fekkee ni. mi ngi déglu deful amul dawalul xelam tuuti danaan wax na dëgg. est-ce que du ne jàngalekat yi ñoom seen bopp rek la ñuy xalaat. non du question loolu xam nga loolu maanaam mbir la moo xamee yàgg nañu ko tooñee. moo tax moom la wax leen ne la lu yàgg suñu nopp la ba nga xamee ni daana ko mën nañu wax ni disque bu reyee la parce que fu ñu toll dañuy wax ni jàngalekat yi seen bopp la ñu mais ñun du jàngalekat yi su fekkee noonu suñu bopp kese la ñuy xool dama ne la boo jëlee fii ci couche fonctionnaire yi ñi fi ëpp ñi nga xam ne ñoo gën a mën a sàmmoonteeg seen liggéey ndax nee naa la léegi ruq amul kenn ku nga xam ne di nga xëy suba te doo jël sa doom ni na dem jàng ji école amul koo ci gis xëy na suba jël doom ni dafa bëgg mu jàngi mais kooku di jàngale nga di ko dénk sa doom mais war na am benn taxawaay boo xam ne war nga ko am taxawaay ak moom te amul benn Sénégal fu mu sore soo fa demee da nga fa fekk benn jàngalekat boo xam ma nga fa toog ku xëy suba indi ko ay doom mu jàngal leen donc ñun gàcce ngaaraama te nag du
doo dox ba dégg ñu ni jàngalekat bii day ñu ngi defar faux billet doo dox ba dégg ñu ni jàngalekat bi ñu ngi dugg ci drogue waaw da nga naan rek ma ngay xari mat parce que xal mat boobu nag li ko waral mooy peut-être que lañ koy jox moo doyul beneen biir bi ci également mooy li ñu war a leeral te bu doon suñ sago mais balaa ñuy gën a xuus yaa ngi wax ne lii discours bi miin ngeen ko ci njiitu réew mi merci mu mel ne dafa nekkaat artu bu bees parce que gis nañ ko ne central syndicat yi wala sax syndicat yu bëri ci jàngalekat yi ci mel ne ñu jël benn exemple SAES gis nañ fi FEDER ñu ci bëri déposé nañ seen ay préavis de grève yéen rek a ci des daanaka te yéen bu yàggul dara defoon ngeen janoo koy taskatu xibaar yi di wax ci orientation yeeg jafe-jafe yeeg campus nag yi ni mel. mais xam nga bu fekkee ni dafay artu loolu mën naa wax ni yàq wax la parce que ñun bu ñu décidé ñun ay kuréel lañ yor kuréel yooyu ñun tëbuñu tëb suñu biir ci suñu bopp décidé benn mbir lépp lu ñu décidé rek dafa fekk ni kuréel yi nga xam ne ñoo ñu sos ñoo ñu fal kuréel yooyu ñoom ñooy dox commencé ko ca base ba ci egsi ci ñun wax ñu ne ñu dem leen ngeen déposé donc ñun suñu décidé déposé du artu président de la république bi mooy tax duñ ko déposé bu ñu waree déposé dañ koy déposé mais dama bëgg leeral président daal leen parce que am na loo xamee ni bis bu nekk dafa disons daf koy faral di wax muy Europe bopp nii dama bëgg xamal réew mi ñii déglu mu leer ci seen bopp ni SAES bi may dirigé nekk waxuma nag parce que mënuma waxal yeneen ordre yoo xamee ni bokkuñu ci ñun mais man ñi ma mën a waxal mooy ñi nga xam ne dañoo bokk SAES ma bëgg wax askanu Sénégal mu leer ci seen bopp lu ëpp lu mat fukki at a ngi nii amul benn yoon boo xamee ni dégg nañu SAES mu def grève di damaa bëgg ñu yokkal ma salaire je mets au défi tout le monde télé laay waxee amul benn préavis de grève boo xamee ni SAES génne na ko wax ni nañ ko yokkal salaire. d'accord ñu leeral aussi que ne SAES mooy kuréelu jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi voilà. li ñu wax boo xoolee pour wax leen ne la ñun dañu responsable gis nga biñ fi ay jamono bi ñu fi génnee benn décret boo xamee ni décret bi dafa salfaañoo woon ak loi ci lu jëm ci wàllu indemnité de logement wu enseignant yi ñu décidé woon ni dañuy porter plainte état ñu tamit yàgg ñu ni déedéet état dafa sacré du ko jóg rek war nga mën ñëw rek nasaxal état même bu fekkee ne état nekkul ci dëgg war na am nooy doxaleek moom parce que bu état amee maanaam doxalin bu sooxe dafay feeñ ci ñun ñu toog ni kon ñun dañuy dindi suñu plainte waxtaan ak nguur gi ba am déggoo ci moom ñu ñëw jël ci wàllu à la retraite bi ñu ñëwee dañu xool ni à la retraite Sénégal amul benn secteur booy jël boo xamee ni ku fa dem à retraite di nga am maanaam lu la neex ñu commencé indi xalaat di ci liggéey ba mu ñor ñu doog a dem déposer préavis ni nekk nguur gi dañuy yëglu mu wooñu waxtaan sous la supervision de monsieur le premier ministre Boun Abdallah Dionne mu jël benn jëwriñ bi mu wóolu muy ministre du budget Birima Mangara mu jël moom tamit ay techniciens yoo xam ne ñu nekk ci ministère de l'économie et des finances ñu wër ko ñu toog pendant weer ak daanu ko genn wàll chaque semaine danañu gisee benn yoon wala ñaari yoon ñuy waxtaan di teg sur le plan technique ba ñu indi benn schéma boobu nag dañ ciy gërëm président de la république dañ ko ciy remercier parce que bañ ko indilee nangu na ko moo tax mu wax ni effectivement enseignants supérieurs yi defal naa leen retraite ñu koy nangoo ko moom mais dañu bëgg wax rek ni ñun bi ñu indee suñu schéma boobu neewu ne yàcc ñu ne yasar déedéet dañoo ñëw indi schéma ni schéma bi non seulement bu ñu ko doxalee président de la république fi mu ne kontaan na waxtu bu ñu ko waxee dina wax ni maa jël retraite yóbbu ko fii mais kooku ñi ko permettre parce que ñun ñoo posé revendication sur la retraite mu ni dafay jël deuxième conférence sociale jagleel ko wàllu à la retraite bi ñu ko jaglee wàllu à la retraite effectivement ñu dugg ci biir commission yi waxtaan ba mu am lu mu fa génne la mu fa génne te muy lu am solo mooy première chose mooy dafa wax ni pension yi nga xam ne dañoo nekk ay ñetti téeméer ak junni ak yooyu dootul amati léegi pension bi gën a tuuti day toll ak 98% du SMIC mais loolu bu fekkee ni moom toog na ba mu neex ci xolam mais nañu ko santé également parce que bu dul woon peut-être que ñun bu ñu posé wul woon combat bi peut-être que. maanaam daal lépp daal ca njëlbeen ba yéen la woon. mais ñun ñoo ko dox. yemuñu day faral di wax naan lu sotti am borom. yemuñu ci loolu parce que gis nga retraite boobu ni ñu ko tëggee dafa am benn pilier bu ñu tuddee pilier complémentaire
mais kooku du pour SAES kese képp koo xam ni fonctionnaire nga wala képp koo xam ne yaa ngi IPRES dañuy wax ni dañoo modifier la loi 81-52 wax ni dañuy instaurer beneen pilier bu bees ñu tuddee ko pilier donc de la retraite complémentaire kooku du pour SAES kese. donc ñun dañ ci bénéficier mais képp kuy fonctionnaire normalement dañ ci war a bénéficier mais ñun yemuñu foofu nag dañu wax ni bu loolu lépp weesoo dañoo ñëw ñun ni léegi nguur gi dañuy defaat beneen effort parce que dañuy wax ni àjjana neex na mais balaa nit dafa dugg da nga dee ba pare. waaw on ne peut pas aller au paradis sans mourir. ñu ni donc ñun d'accord nañu tey pour comme dañoo bëgg egg fële d'accord nañu ñun jël suñu liggéey bi ñu sas ñu yokk ci beneen waxtu boo xam ne dañ ko ci def muy un effort donc li président di wax dëgg la defal nañu lu rëy mais ñun tamit nekkuñu rek ñoo xam ne ni dañoo toog rek ni des koo yeeyoo ñu defal ñu ko déedéet waxuñu ni yàcc ni yasar dañoo ñëw bokk ci mbir moomu dugal ci suñu loxo ba mu mën a egg fi mu egg tey ñu koy sant nag di ko gërëm ci ni mu ñu ko yombalale kooku dañ ko parce que tamit ku gërëmul nit doo gërëm yàlla man lam yashkuri naas lam yashkurillah. jërëjëf mi ngoog mu nekk nag ponk bu am solo ñeel retraité yeeg ñi nga xamante ne njiitu réew mi sax daanaka wax na ko démb retraite salaire bi gën a ndaw muy 35000 mu nekkoon combat bi ca njëlbeen yéen a ko mëne woon ba tey mu daal di julli mu nekk njëriñu ñëpp yéen waa SAES tey lan moo nekk seen revendication. alors ñu nga may ñu continuer waat foofu rek dañu wax pour wax ni parce que président dafay faral di wax toujours rek ni ñii dañuy fu ñu toll dañuy dem grève ndax dañu bëgg ñu yokkal leen salaire ñu koy xamal ne que ñun mosuñu demander salaire augmentation de salaire gis nga lépp lu ñuy demander fi mu ne nii nit ki nag bu fekkee ni gërëmatoo ko mën nga koy bañ xas foo toll te li ñu posé ñun yëpp problème de texte la parce que président de la république moo jiite réew mi jiite conseil des ministres mu am loi boo xam ne dafa concerné maanaam daara yu kawe yi ñu jël loi boobu mu aw ci circuit administratif bi mu war a aw yëpp ba egg si conseil des ministres moom mu jiite ko ñu jàng loi bi wax ni lii ak lii ak lii ak lii ak lii moo nekk ci loi bi mu ni man d'accord naa ci loolu ñu jël loi bi yóbbu ko assemblée nationale commission des lois càmbar ko xoolaat ko ni ñun d'accord nañu ci lii ñu voté ko ñu delloowaat ko mu jël ko promulgué ko donc loi boobu kon moo ñu tënk ñun moo ko tënk ndax moom ca njëlbéen nga xam na lan moo nekk ci loi bi ci loi boobu daf ci am benn article boo xam ne article 3 dafa wax ni daara yi kawe yi université yi naam fa la ñuy yóbbu ndongo yi mais nañu waxtaan ak ñoom pour que buñ fa yóbbu nit étudiant ñu xool ñoom lan la ñu attan maanaam dafa war a am waxtaan bu séq diggante daara yu kawe yi ak ministère bi yor enseignement supérieur ñoom ñu waxtaan ba xam ni daara ju nekk lii attan na ko ñu sas ka loolu donc muy capacité d'accueil université mais ñu gis ni en septembre 2019 nguur gi dafa xëy suba rek booba ñoo ngi ci vacances xam nga ku nekk ci vacances moo la wax ne ay instances pédagogiques mi ngi réunir ñoom ñu xëy suba rek ministre bi def conférence de presse woo recteur yi ni tey jii tey ay lay woon décidé nañu ren 2019 baccalauréat ku ko képp ku ko am ci biir université publique yi leen lay dugal. maanaam daa xëy rek jëlëb ndogal orienté ñëpp ci université publique yi amul waxtaan ci njëlbeen bi. ñun ay républicain lañu xale yi ñuy orienté suñuy doom lañu suñuy jarbaat lañu ba pare ñu gëm réew état kenn du ko nasaxal c'est-à-dire que même su fekkee ni état bi dafa def erreur dañuy wax ni kilifa kenn du ko jàjj ci mbooloo da ngay bàyyi ba nga dugg ak moom ci biir ruq nga wax ko sa xalaat ñu ni comme nguur gi yëgluwul kenn mais jël na décision ñun lii suñu warugar te en tant que républicain mooy nañu fexe ba donte def na erreur mais nañu fexe ba erreur boobu ñu jéem a xool nan lañ ko ci jàppale suturaal ko ci ba mu egg fi mu jëm. ñu ni nag waaye loolu pour mu am dafa am ay préalable yu ñu teg. ñu nekk ci loolu donc ñun bu ñu nekkoon ne ko tey loi 2015 yow yaa ko voté ce gouvernement ñoo ko voté. ba pare yéen a ko violé. mais ñun defuñu loolu dañu ni comme état la même su fekkee ni dafa def erreur ñun nañu fexe ba erreur bi mu def
nañ ko rectifier suñu biir. nan ngeen koy rectifier ndax commencé ngeen waxtaan yi. loolu moo jur ñu daje ak ministère bi. di waxtaan ak ñoom ci yenn yi nee na nag suñu préalable lii la mais ñoom ci seen bopp. ministère bi moo toog ak ay techniciens am wax ni man kat université bu Thiès. xam naa ni junni la waroon jël waaye du ma fa yóbbu junni. ñetti junni laa fay yóbbu. ndax lu tax loolu. parce que nee na étudiants yi dañu comme étudiants yëpp ñu leen war a orienté donc dama leen di yoo ñetti junni. te ñu war a jël junni ñu yóbbu fa ñetti junni. mu ni damay dem Bambey ñëpp xam nañ waxuñu université mais dëkk bi ci boppam attanul ñaari junni étudiants waxutuma ak université bi mu ni Bambey danaa fa yóbbu ñetti junni dem ne Ziguinchor danaa fa yóbbu ñetti junni. maanaam daal fu ñu war a def junni ñu def fa ñetti junni. bi ñu ko defee lu ba pare xam nga loolu yëgalawul parce que comme ni ma la ko waxee loolu bi ñu koy def mois de septembre la te septembre ñëpp ñoo ngi vacances. donc kenn mënu fi wax ni instance pédagogique réunir lañ mais loolu yëpp ba mu amee ay la yëwal dañu ni nañu sutalal nguur gi dem jéem a xool nan lañu mën a def ba doxal loolu mais ñu nekk ci ñu dem ba ci digg bi. góor gi nga ki nga xamee ni moom en fait mooy principal personnage bi nga xam mooy yoon mbir muy directeur général enseignement supérieur te nga xam ne dañ ko wax nekk dafa am benn kuréel bu ñu tuddee commission nationale nga xam ne arrêté moo ko fi teg moom mu dugg ci biir bërëm toog nekk di dugal di rocc di rof di roppi ni mu ko neexee ci ak campusan te waxtaanu la kenn te kenn xamul lu ci xam ba fexe nag ba faf jël ñi nga xam ne sax attan nañu woon ñetti junni nga yóbbu leen ñetti junni ak juróomi téeméer nee leen jël leen ko mais yemuñu ci loolu parce que bu doon loolu rek sax mën nañu commencer mais dañuy ñëw fekk fi nga xamee ni maanaam filière boo xamee ni yow téeméer la nga laajoon wala moom nga attan ñu jël la jox la juróomi téeméer xam nga loolu dafay dérégler complètement système bi te loolu bi mu ko defee moom ci biir néegam la ko defee bureau mais loolu bu amee mais pourtant ñun bu ñu neexoon ñu jaxasewaat fi yëpp mais loolu yëpp dafa dañu rek ni comme réew mi la ñuy liggéey te doomu Sénégal ñoo fay nañu xool mais nag koo ni fu duma la topp fa ngeen jëm dafa sorewul parce que nag mbir mi te ba pare rax ci dool yi su fekkee ni yow da ngeen nekk gor di liggéeyal seen réew te njiitu réew mi waxtu boo ko tàllalee micro mu xas mi mais gor kenn du ko xas te ñun ay gor lañu nag enseignement supérieur ay góor kon loolu la waraloon ngeen dajeek wuy taskatu xibaar yi di artu jëmale ci mbir mi. mais parce que gis nga bu fekkee ni affaire grève moo tax mu génn waxam jooju. ñun bu ñu waree grève insha allahu rabbi dañ koy def. d'accord ñooñu nag. fu mu toll nii daal yéen a ngi xaar ndax mbir yi dina am coppiteef. bu amul coppiteef moom. lu leer lañ la wax. mun nañ xaarandi jàng meeg njàngale mi ci daara kaw yi. dama ni amul laamee ñun nag ma waxaat ko ci Sénégal. ñëpp dégguñu. grève wuñu ngir yokkum salaire dañu wax ni suñu doom yi nga xamee ni dañ leen fi indi ci biir université yi yóbbu leen foo xamee ni damay dem par exemple dama lay jox benn exemple mu ndaw nga jël Ziguinchor nga ni yóbbu nga fa ñetti junni ak juróomi téeméer bokk ak mu fekk fa la fa nekkoon nga jox fa leen benn restaurant boo xamee ni restaurant bi mi ngi mën a jël téeméer ak juróom fukki nit loolu yenu la maanaam ñetti nga ni chambre ya fa am matul juróomi téeméeri nit la mën a jël te yow nga yóbbu fa rek ren ñetti junni ak juróomi téeméer man ñii dañu waxtaan ak suñu waa nattango yi nekk Ziguinchor waroon fa dem pour rek xool nan la ñu def ba régler affaire yooyu. d'accord donc ñun ci loolu la ñuy liggéey ñun dañuy liggéeyal Sénégal. liggéeyaluñu tout simplement mais mun nañ xaarandi daal ngeen dugal préavis de grève ndax wàllu wi non kooku app bi ñaata la. non ñun kay fiile parce que dañuy joxante ba fa am leneen loo xam ne ay texte la. parce que ñun li ñuy wax yëpp texte la de ba léegi waxuñu fi ay affaire salaire. non waxoo leen salaire yéen. texte la ñu wax texte bi ci des beneen loi bi ci des. mais moom moo wax ni. ñoom ñoo créé maanaam indi loi bu bees 2015 la ñu voté loi bi mu concerne le fonctionnement des universités depuis boobu léegi 2015 2016 2017 2018 2019 ñuy toog di xaar décret d'application ñu toog teg ko ci biir denc ko. ñu ni université yi yëpp di fonctionner dans l'illégalité ñu ni loolu waruñu ko kaas bu ñu ko kaasee loolu ana lu mu jotee ak yokkum salaire grève yokkum salaire. donc il faut que président également bàyyi di jaxase vraiment. jàngalekatu en tout cas ñu may jiite man mu jàngalekatu enseignement supérieur mu bàyyi di leen jaxase ak réew mi
ñun gré wuñu pour yokk xaalis bu ñu waree nag gré pour yokk xaalis amuñu ci benn état d'âme. bu ngeen ci tollee daal soobu ci. buñ ko waree def wallaahi azim amuñu ci benn état d'âme dañ koy demander mais pour le moment demandé wuñu amul benn gré boo xamee ni depuis fukki at a ngi nii yoo xamee ni enseignement supérieur ñoo ngi koy def pour wax nañ yokk seen salaire ñun li ñuy wax yëpp problème texte la. loolu la lañ fi yegg muy problème retraite te kooku du pour ñun kese pour Sénégal gépp la. jërëjëf mun professeur Malick Fall ma bàyyi la nga tàggoo ko téléspectateurs yi. mais di leen sant di leen gërëm rek di wax rek nii également SAES amul allié du allié ministre bi du allié président de la République allié wu enseignement supérieur la gis nañu fan démb benn waay bu bind benn article boo xam ne ni ñun dañu jàpp suñu njort ni article boobu dafa am ku ko binduloo. maanaam dañ ko commandé. dañ ko commandité. D'accord. article boobu nag ñu ngi ko publier ci dakarpost.com dañuy wax ni Sénégal mu leer ci bopp Sénégal yëpp ni SAES amul allié du allié wu ministre bi du allié wu président de la République ñun allié wu enseignement supérieur lañu lépp luy doxal enseignement supérieur ci la ñuy dox. jërëjëf képp kuñ ci fekk nag ku bëgg mën lañu ci fekk ku dem tamit fa nga ñuy bàyyi ñu enseignement supérieur la ñuy liggéeyal. jërëjëf mu nekkoon professeur Malick Fall nekk secrétaire général bu SAES ñu doon waxtaanee wàllum njàng mekk njàngale mi mbokk yi jox leen dig daje ba ëllëg ak jàmm ci seen beneen émission Kenn Askan Wi sant leen gërëm leen bu baax déwénati leen.